wàllu tabaski te ku ne tabaski sa xel danaa yar ci xar te ku ne xar aussi xam ne dañu koy rey ci tàng-tàng bi lekk ko ci tàng-tàng bi mais laataa ñoo gën a sóob ci waxtaan bi d'abord monsieur Sow bu ñu doon wax ni que xar yàpp la viande lan mooy njëriñam ci dundinu doomi aadama d'abord. waaw soxna ñu ngi lay fay encore une fois di wax ne question bi am na importance parce que bu ñu waxee lekk moom balaa maa ñëw ci yàpp bi sax xam naa dañuy résumer parce que lekk dañu war a jàpp ne lekk dafa war a mat set sell su ñu waxee mat dafa am ay groupe d'aliments tey bu dee yaa ngi lekk dañuy faral di dégg ñu naan une alimentation saine équilibrée bu ñu waxee équilibré mooy loo xam ne dafa mat parce que lu matul mooy indi loraange moo lay mën a indil feebar wala nga feebar bëgg a jotaat sa santé nga bëgg ko jaaree par alimentation mais bu matul aussi ferñeent yi sa organisme soxla pour mën a xeex ak jàngoro yi nga xam ne mi ngi attaqué organisme yi yooyu du ñëw ci lekk bi donc bu ñu waxee ndawal rek loolu protéine la mais protéine kese nit mënu ko dundee il faut mu am protéine am lipide am glucide maanaam il faut muy lekk loo xam ne dafa am protéine mooy yu jugee ci bàyyi ma muy yàpp xar yàpp ginaar jën et cetera wala nen et cetera yi nga xam yëpp dafa jugee ci bàyyi ma di lekk aussi loo xam ne dafay niin mooy diw bi beurre bi margarine bi et cetera di lekk aussi glucides yi mooy loo xam ne mi ngi jugee ci ceeb mburu ak yëpp yoo xam ne mi ngi jugee ci glucides yi céréales yi et cetera léegi nag bu ñëwaatee ci protéines yi li nga ma posé comme ñi ngi jëm ci tabaski dafa am ce qu'on appelle viande rouge moom mooy ndawalu tabaski bi parce que loolu noonu dafa riche en protéines am na ay ferñeent yu baax parce que bu dee yàpp xar la li muy def moom mooy protéines yi li muy def moom mooy day renforcer sa musculation bi donc nit ki pour mu am muscle il faut muy lekk loo xam ne dafa riche en protéines te en même temps dafa am li ñuy wax acide aminé essentiel maanaam loo xam ne ni yaram mënu ko toggal bopp il faut da ngay lekk pour mu ñëw sa organisme te loolu dafa essentiel comme son nom l'indique te loolu on l'apporte seulement par l'alimentation donc boo dul lekk yenn aliments yi du ñëw léegi nag boo ci lekkee mu ëpp dinañ ci dugg ci tuuti ci waxtaan bi am na yeneen loraange yu mu la mën a indil mais aussi am na ay ferñeent yoo xam ne ni yàpp bu xonk boobu noonu que ça soit muy viande mouton wala yeneen viande yi li mu la mën a indil aussi mooy côté magnésium bi en même temps zinc parce que bu ñuy wax jamonoy Covid da ngay dégg ñu naan système immunitaire te zinc bokk na ci ferñeent yoo xam ne day renforcer système immunitaire beneen bi mooy fer te fer aussi baax na parce que aussi nit ki dafa muy jigéen muy góor ñëpp dañu soxla fer parce que day tax nga am une bonne oxygénation maanaam nit ki am bonne oxygénation kon bu ñu ko résumé phosphore magnésium zinc fer yooyu yëpp ndawal boobu daf koy indi donc am na ay bienfaits te en même temps dina permettre nit ki du def li ñuy wax fonte musculaire parce que boo gisee ci wàllu xale yi ñu naan dafa def malnutrition protéine énergétique maanaam dafa manqué ay protéines parce que liñ ko yaay ji jox matu amul lekk assez de protéines c'est pas suffisant en protéines protéine mooy dëgëral musculation moo tax souvent ñuy d'habitude les sportifs da ngay dégg ñu naan damay jël protéine loolu beneen domaine la sax parce que ñoom li ñu jàppee protéine parfois du protéine mais protéine bi nga xam ni ça apporte par l'alimentation mooy yàpp bi jën bi meew bi nen bi yooyu noonu moom mooy protéines yoo xam ne d'origine animale la mais protéines yooyu aussi am na yi ñuy wax protéine d'origine végétale yoo xam ne day jógee ci gàncax mën naa ci lim petit pois lentilles ñebe yooyu yëpp dafa am protéine donc ñun te pourtant ça donne même pas l'impression ça donne pas l'impression lekk dafa xóot waaw parce que dañu war a xam ne tey am nañu ñeen ñi par exemple nit bu amee yenn feebar yi par exemple mën naa ci xuusaale yi ñuy wax maladie cardiovasculaire nga xam ne dañ lay tere lépp loo xam ne dafay niin wala nga am hypercholestérolémie maanaam ko xam ne cholestérol dafay yéeg ñu bëgg la wàññiloo ndawal bu xonk bi dañ lay conseiller ngay lekk ay lentilles petits pois parce que protéine bi nga soxla mënoo ko apporter par d'origine animale mais mën nga ko apporter par d'origine végétale en même temps li tax ñu la koy conseiller parce que yooyu amul yu niin parce que problème bi foofu la mooy yu niin yi li ñuy wax acide gras saturé parce que yooyu noonu comme c'est saturé ça peut causer li ñuy wax accident vasculaire cérébral AVC yi ngay dégg yu bëri ci dëkk bi hypercholestérolémie mooy cholestérol yu yéeg yëpp loolu daf koy waral parce que comme son nom leen accident vasculaire cérébral par exemple tey nga lekk loo xam ne dafa niin dama am habitude di joxe exemple boobu te dama ci ñëwaat léegi muy par exemple diwu ñor exemple dafa ma neex c'est patent il faut ñu xam ko diwu ñor c'est d'origine animale ci bàyyi ma la jógee mais boo xoolee boo ko tegee fu sedd day boo tijjee couvert bi sax du tuuru alors que boo ko tegee ci naaj nga gis mu way donc ça veut dire que lu saturé bu duggee ci yaramu doomu aadama donc loolu mën na indi accident et cetera donc il faut ñu xam ne ndawal bu xonk bi jógee ci xar
am na solo trop. mais am na nuñ ci war a lekkee ak luñ ci war a lekk. dinañ ci ñëw léegi incha allah ak ñi nga xamante ne si ñoom ñooy hypertendus yi nga xam ne nii foog ñu jox leen conseil ci wàllub lekkum yàpp googulee ñu gis ne nag jouru tabaski dafa nekk jour bu spécial ndax yàpp gi day bëri te mbayee neeg siisee neeg mën nañ ne sàmbeen yeeg sax ñëpp dañ ciy gaavewu maanaam dañ ciy lekk lu ëpp bu fekkente ne yàpp jël nga ci lu ëpp yan conséquences moo la ci mën a fekk. d'accord lu ëpp moom day tuuru d'abord. xam nañ ne lu ëpp moom déjà baaxul. donc même muy yàpp muy lu mu mënti doon lu ëpp baaxul léegi bu dee ci wàllu loolu bu ëppee mën na la jural ay loraange première chose dañu war a xam ne bu ñu lekkee ndawal dafa am li ñuy wax acide biliaire loo xam ne foie bi moom moo koy togg pour lan pour mën a faciliter digestion bi parce que lépp question de digestion la reesal bi. moo tax ñun souvent bu ñuy conseil aussi dañ naan kuy togg ci tabaski da nga fexe ba mu am crudité. dafa war a am crudité parce que boo amee crudité dina permettre dina faciliter digestion bi. ba pare ñuy conseil aussi après tout juste après bul jël ay boissons gazeuses. parce que lépp ñi ngi sóoraale digestion bi. en même temps ci quantité bi nga ciy lekk ñu ne na raisonnable maanaam bu mu ëpp su ëppee aussi da lay jural dara parce que acide biliaire yooyu noonu comme foie bi daf koy togg pour faciliter digestion bi bu fekkee ne yow da nga lekk suy ndawal lu bëri. foie bi lim siy togg day bëri. tout à fait. boobaa da ngay jural da nga koy mën a indil da ngay mën a indi jural loraange foie bi. en même temps mën nga indil loraange sa yeneen organes yi. donc loolu aussi problème la boo xam ne da nga koy poser sa organe moo tax souvent après tabaski ñuy gis nit ñi di bëri di feebar te beneen affaire bi mu la mën a indil mooy li ngay lekk noonu bu fekkee ne quantité bi dafa ëpp sa matière grasse yi sa organisme di stocké. parce que day denc. day ëpp parce que nit parfois dama ko doon wax souvent ci weeru koor organisme moom moo intelligent. da ngay lekk lu ëpp mu jël lenn denc def lu ñuy wax stockage. mais après bu koy génn mën na la jural loraange moo tax excès bi ñu koy bañ. moo tax du ñuy conseillé dañuy conseillé nit di lekk loo xam ne en quantité raisonnable. li nga soxla rek. bu dee 50 grammes par jour doy na. wala bu dee 100 ba 150 par jour bu dee viande de mouton bi 2 fois par semaine lañ ciy conseillé warul ëpp 2 fois par semaine. mais bu fekkee ne chaque jour da nga bëgg a jël tabaski ajuma samedi dimanche bëgg ko topp bon loolu day excessif te da lay jural ay loraange. dañuy namm yàpp bi Aïcha mais bëggoon naa xam tamit ñenn ñi dañuy préféré Aïcha comme ni nga ko waxee yàpp bu xonk bi dañ koy jël directement lakk ko mais ñeneen ñi aussi dañ koy préféré muusal ko ba mu gën a nooy ñu soog koo lakk après pour lekk ko diététiquement parlant man nga ciy gën a conseiller population bi. d'accord li may njëkk a ñëwaat sax mooy ci ni ñuy rendee xar bi may dugg foofu doog a wax ci ni ñu koy toggee parce que ñi ngi jamonoy Covid on en profite pour sensibiliser tuuti. parce que il faut ñu xam ne éviscération maanaam fees moyen la de contamination bu gaaw. surface bi ngay utiliser. mën na contaminer même bu dul virus bi y a d'autres bactéries yoo xam ne ñoo fi nekk yu dul Covid 19 yoo xam ne ni mën na la jural loraange. ba pare aussi matériels yi ngay utiliser war nañ ko désinfecter bu baax yow mii fees war nga set. surface bi ngay utiliser war na set. xar mi bu jógee ci daral ba xamoo xar bi set na setul war nañ ko laver moom it. def ay procédé léegi bu ñu jubloo ci rende bi ba def éviscération mooy fees ba pare dañu war a xam ne ndawal kenn du ko lekk à chaud rendi lakk sur le sang. foo nga bàyyi mouton bi mu vider de son sang. maanaam deret yi mu dal. noonu lañ koy waxee mu dal mais waxuñu rek nga def ko affaire jaxate yooyu ñu rendi rek teg ci taal bi affaire yooyu noonu dañuy da ngay jël sa temps nga bàyyi yàpp bi mu dal tuuti. ba pare nga lekk moment boobu boo ciy lekkaat war na nekk sax 2 heures de temps avant mais nag dañ koy wax nii mais xam nañ duñ ko respecté mais ce qui est recommandé côté santé loolu la parce que il faut que deret bi dal nga mën a doog a commencer utiliser yàpp bi te boo ciy lekk waroo ci lekk lu ëpp wax naa ko sànq mais ci wàllu toggin bi dama siy ñëw je pense que toggin bi nga laaj ci question il faut ñu xam ne par exemple dafa am ay mode de cuisson ñun mode de cuisson maanaam yu ñu gën di préférer mooy à l'eau parce que am na noo koy lakkee. mooy baxal bi. waaw dañ koy muusal bi daal muusal ba pare mais am na nooy lakkee jël rek lakk textile boo gisee yàpp da nga koy lakk mu ñuul ci kaw. ça peut devenir cancérigène parce que loolu noonu c'est quelque chose boo xam ne mën na joxe yenn cancer. parce que lépp loo xam ne dafa dem ba carboniser rek ba am couleur bu noire rek xamel na loolu nekkatul loo xam ne bokk na ci kii parce que diw bi niin bi nga ci boole. graisse bi moom mooy ànd ak yàpp bi surface boobu noonu loolu muy def muy ñuul noonu. loolu c'est cancérigène lu cancérigène mooy loo xam ne à l'avenir mën na la indil cancer. surtout cancer colorectal yi maanaam colorectal yi
moom laa doon wax sànq donc loolu il faut ñu bàyyi ci xel. bi ma ci gën a déranger monsieur Somb mooy ñi nga xam ne dañuy lakk ba pare flamme bi jógu doy ñu dagg ci graisse bi sotti ngir flamme bi wala def ci diwlin. waaw man loolu moom mënuma ko concevoir. loolu moom ñu teel ci xam parce que actuellement Sénégal prévalence su cancer yi bëri na. forme de cancer bu nekk mën nañu ko tudd. wàllu hypertension yi bëri na. donc li fi nekk ci ay feebar yu bëri ni ngi si dëkk bi. te loolu lépp li ci ëpp importance lenn la mooy ni ñuy lekkee. ak nan toog souvent dama ci weranteeg sama yenn sœurs yi mën a leen souvent sénégalais jigéen ñu si bëri mënuñ togg. waxin la mais mënuñ togg parce que togg du loo xam ne day jël temps 4 heures de temps mu ngay war a loo xam ne ça ne supporte pas la température. parce que am na huile yoo xam ne d'ailleurs du huile buy supporter température. tey am na ñoo xam ne ni ñi ngi may dégg peut-être dañuy jël huile d'olive par exemple di ko toggee. alors que du supporter température huile d'assaisonnement. du loo xam dañ ko war a lekk cru. tey suñ huile arachide bi nga xam ne ñu am ko fi Sénégal. boobu day supporter température. huile de friture la. te pourtant moo gën a yomb. mais parfois da ngay jaay ne am naa ko. wala mën naa ko damay dem jëli huile d'olive mais côté santé. côté diététiquement parlant comme ni nga ko waxee. foofu noonu nga jël huile d'olive nga teg ko ci taal conseillé wuñ ko mais nga jël huile d'arachide bi par exemple. wala huile de palme bi diw nag beurre bi. beurre du supporter température beurre dañ ko war a lekk cru. peut-être margarine nga may wax parce que dañuy ab différence aussi entre beurre ak margarine. bu dee yi nekk ci pot yi. yooyu c'est de la margarine yooyu day supporter température. day supporter température mais bu dee beurre par exemple yeneen beurre yi dagg yi yooyu noonu du laal température. yooyu on doit manger ça cru. parce que am na aliments yoo xam ne comme du supporter température. beneen loraange la lay indil ça va devenir un aliment qui est cancérigène loo xam ne mën na la indil cancer. alors le sujet est tellement intéressant te dañuy bëgg laal fépp pour mën a aider askan wi ndax ku lakk aussi nga nekk famille de 6 personnes xam nga ne doo lekk yàpp boo xamante ni peut-être ay ñaata kilo la dafay bari donc il faudrait nga conserver denc yàpp bi méthode de conservation bi ñu bëri ñu ngi denc yàpp tege na yàpp lañ denc alors que poison la ñu denc. parce que méthode de conservation bi très franchement baaxul ndax ñu bëri xamuñu nan la ñuy dencee yàpp nan la ñuy dencee yàpp. waaw conservation moom dina si taxawaat parce que conservation bi aussi problème la. déjà il faut ñu xàmmee réfrigération ak congélation du benn. réfrigération ak congélation du benn congélation température bi mooy gën a wàcc. bu dee ndawal bi tojuñ ko réfrigération 3 jours maximum la war a def bu dee dañ ko toj 2 jours maximum. ci réfrigération bu ñu ko defee ci réfrigération bu nekkee congélation boobu mën na jël temps bu bari. moo tax souvent bu ñuy denc ndawal nañ xam ne waruñ ko def ci réfrigération mais ci congélation dañ ko war a congeler. yàpp dañ koy congeler mais mën nañ ko réfrigérer mais du jël temps. 2 jours maximum. d'accord beneen bi ñu ngi ci jamonoy Covid encore une fois dañuy gis ni ñun yàgg nañ ci dëgg-dëgg suñu yaay di ko def dañuy daggate yàpp bi di ko weer comme ni mu ko waxee. di ko weer muusal weer. source de contamination la. fi nga koy weer bu fekkee setul on parle que ne Covid bi mi ngi jaar par l'air. à vérifier. si donc les dernières hypothèses loolu la génnee donc kon xam nga ne loolu wóoratul. donc nañ jéem maanaam tabaski du tabaski weer du tabaski 15 jours tabaski ñetti fan la xaw ma ci l'islam wala donc nañ def loo xam ne ni parce que comme on le dit nekkul ne li nga manqué woon lekk si ndawal 1 an yëpp da nga ko war a rattraper ci. du rattrapage encore une fois. lan la mooy da ngay feet la mais da ngay lekk lu raisonnable parce que feet bi ngay lekk loo xam ne daf lay jural ay loraange jaratu ko. lekkal lu raisonnable en quantité raisonnable pour lan sóoraale sa wér-gu-yaram parce que y a pas mieux que la santé. donc bu fekkee da nga ci nar a lekk quantité bu ëpp ba pare mu indil la ay loraange jaratu ko daal. baay bi Njibi Samb am na lu ma ko bëggoon a laaj xam nga waa Mbayeen gi ñoom ak waa Waddeen yi fër gi da leen di sonal lool dañuy gis ni juru tabaski ci ngoon fër gi du tàmbali ci bis bi waaye ci ëllëg rek ñëpp dañuy feebar googu lan moo ko waral dañuy topp soos bi wala dañuy topp ndawal gi jël ci lu bëri lan mooy fërloo waa Mbayeen yi daal ak jaxate yi waaw. waaw mais question bi am na importance. dañuy ñëwaat ci wàllu digestion rek weesuwul loolu. maanaam li nga lekkee moo reesul. te dañ ci lekk lu ëpp. parce que yàpp bi dafa niin ñu toggee ko lu niin nga bëgg a naanaat loo xam ne ni digestion bi day jafe parce que lépp lu gën a yéex a digérer mooy lu niin. digestion wu protéine moo gën a gaaw digestion wu lipides yi moo gën a gaaw digestion wu glucides yi aussi moo gën a gaaw mais li gën a naqadee reesal mooy lu niin donc. yàpp xar dafay niin liñ koy toggee dafay niin moo am pomme de terre am soble maanaam day nekk benn
aliment boo xam ne ni vraiment day excessif trop ci wàllu qualitativement parlant te ba te sénégalais tamit côté fête tabaski ko na ci defal ay crudités après à côté du ko def ba pare conseillé nañ avant sax ngaa lekk yàpp boobu noonu soo mënee defar sa ay quelques salades de crudité sa salade waxuma nag ay salade de fruits maanaam nga def sa crudité entrée nga def sa def ko genre entrée salade de crudité nga def ko entrée te boo paree nga war a xam ne aussitôt rek nekkul da nga war a jël ay fruits wala da nga war a teg say boisson gazeuse nañ profité ci local bi on a le gingembre am nañ suñuy bisaab am nañ suñuy madd am nañ suñuy mango on fait des jus naturels et je pense que léegi sax gars yi ñu ngi ciy conscient bu baax a baax léegi kër yi tabaski bu jotee comme buñ nee ginnaaw suba la dañuy defar ay jus locaux denc seen kii non raar ngay gis léegi nit yi di naan boisson gazeuse waaw mais tey nga togg tabaski ba pare nga pare teg añ ñu pare nga defar salade de fruits boo koy defar par exemple xam nga ne yow soow ngay utiliser loolu c'est plus matière grasse la waat soow fan la jógee ci bàyyi ma ci nag donc yow li nga lekkee woon añee woon yow dolliwaat nga leen lu niin yow li nga lekkoon ci lu niin dafa bëri nga yokkaat ci leen lu niin léegi yow nan ngay def ba doo fër comme ni mu ko waxee léegi foo nga fër juste que xam naa ne liñ dese si waxtu bëreetul waaye faaw rek ñu joxe conseil ñi nga xam ne ñoom ñoo di hypertendu ñoom ñoo gën a sonn ci tabaski bi parce que yàpp bi dafay am lu leen di indil ay gàllankoor ci seen wàllu wér-gu-yaram côté boobu yan conseil nga leen di jox en tout cas y a pas un aliment qui est mauvais parce que ba tey waxuma yàpp xar baaxul waaye soit des aliments dafa am importance si biir yàpp xar bi am na ay parties yoo xam ni c'est moins gras mooy jibio bi mooy côte yi mais ñoom nañ choisir ci parties yooyu ñu éviter poitrine yi parties yi nga xam ne dafa gën a niin yooyu la ñuy éviter ba pare ñuy dégraisser yàpp xar dañ koy dégraisser lu ñu moo tax may du ma conseil ñu rendi rek saaf dañuy dégraisser ba pare ñoom mën nañ ci lekk mais en quantité raisonnable ñu éviter ñu def ci ndànk c'est ñoo xam ne dañu am hypertension te boo lekkee lu niin day yéegal sa tension waaw te bu yéegalee sa tension mën na la ni loraange ba pare ñu favoriser aussi crudité bi jus de fruits mu nekk lu naturel lu ñu defaral seen bopp après chaque repas après le repas aussitôt rek il faut ñu naan lu chaud une boisson chaude préféré wuñ nga pare lekk ay tabaski nii nga añ ba pare rek jël lu sedd dañuy yaakaar ne bu ñu paree añ rek boisson la ñu war a jël lu sedd alors que foofu li ñu war a leen naan dafa war a tàng mu nekk tisane mu nekk nga def sa infusion par exemple tey ndaayaan bi boo ko jëlee infusé ko def ci naanaa bu bëri pourquoi pas donc yooyu noonu la ñuy conseillé mais waxuñ la rek aussitôt après rek nga jaar di jël loo xam ne day sedd parce que loolu day ralentir digestion bi comme ni mu ko doon waxee léegi lii waralaat fër loolu ci la moo tax sénégalais am nañu habitude di naan ataaya c'est une bonne chose bu ñu xoolaatoon ni ñuy toggee ataaya rek bu baax ni ñuy toggee ataaya rek bu ñu ko xoolaatoon bu baax mais ataaya bi après añ moom wala après reer loolu c'est une bonne chose parce que ça favorise la digestion fër gee bëri ci réew mi fër Aïssa Diakhaté li nga indi tey moom c'est tellement important en plus si nga dëkk mais tey dafa gën a am important c'est simple ci àddina mais monsieur Samb itam li mu wax dafa am solo lool parce que tey jii fii ci Sénégal on a cette culture di lekk lu niin déjà li ngay wax sànq dégg xeese bi ci wàllum yàpp bi ñun déjà dañ koy togg ak graisse bi ba noppi yokk ci waa diwlin affaire bi tëmb ñun daal tant que lekk bi lu niin dañuy jàpp ni suñu ci neexul en plus li ci gën a yéem moom mooy comme li nga wax sànq rek bu ñu toggee ba noppi li ci topp moom mooy lu sedd te kër yu bëri daanaka loolu la ñuy dundee est-ce que tey ji habitude bi nga xamante ñun am nañ ko mën nañ kaa soppi waaw dañ ko war a jéem a soppi bu fekkee bëgg nañ daal noppal hôpital yi noppal suñu bopp noppal dem hôpital il faut ñu jéem a xam ne lépp la santé est entre nos dents ni ngay lekkee moo la mën a jural loraange am na loo xam ne dama ko naroon fàtte mais li nga wax sax moom mañ gën a inspiré mooy il faut ñu xam ne aussi booy togg bouillon yi additifs alimentaires yi dañ ci bàyyi xel bu baax on a des herbes aromatiques thym laurier persil lu mu mënti doon nañ ko jéem a def suñuy kii ñu koy utiliser daal donc dina am importance côté boobu d'accord donc amoon na solo trop monsieur Samb ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Petit Déj tout en espérant que suñu collaboration day continuer merci beaucoup man maa leen remercier di wax ne moom Walf moom suñu kër la di nuyu ñëpp ñuy seetaan di kontaan ci invitation yooyu tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Salma Ibrahima Fall di si profiter rek de l'occasion di souhaiter un heureux ménage à sama cousine bu doon mariage dimanche Mariama Soumaré moom ak borom këram Jibi Kébé yàlla defal jàmm seen sëy yàlla ko sunu borom man nag dama doon jaamu sagaru njaam gi bëri na